أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الأبيب وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي suñu mbokk yi ñuy suivre suñu chaîne YouTube ñu ngi dellu si encore une fois pour continuer suñu waxtaan yi ñu faral di def à chaque fois ci biir chaîne bi bu ngeen fàttale ko indi woon nañ leen benn présentation bu ñu defoon ci wàllu astre septénaire yi ñu commencé woon ko ci jant bi ñu koy wax Shams léegi bi ñu defee waxtaan woo ba pare léegi dañu bëggoon a continuer waxtaan wi ak astre bu ñuy wax la lune muy xamar boo seetloo moom comme ni jant bi mel dafay lumineuse doona maanaam ci kaw àdduna bi ñu nekk dina fi génne caneer ak leeraay boo xam ne surtout ci guddi gi lañ ko ci gën a ràññee. avant ñu ci dugg di leen fàttali ne képp ku deful abonnement bi mu def ko te ngeen appuyer ci cloche notification yi pour mbir yi gën a ànd ak barke ak jàppandi. léegi moom weer woowu boo seetloo ci astre septénaire yooyu ñu koy wax juróom-ñaari nujum yi moom moo ci ki nga xam ne moo ci gën a jige suuf te vitesse am tamit ci ni muy dawee moo ci bi nga xam ne moo ci gën a gaaw. donc ñu bari wax nañ ne sax ni mu ñu jigee ci kaw suuf loolu dana tax ba nga xam ne ay caneeram yooyu muy def ak aspect yi muy def muy jokkaloo yi muy def ak yeneen nujum yi day tax ba nga xam ne maanaam dooleem dafay gën a am ci kaw suuf te ñoom tamit caneer yi ñuy def noonu dañ ko koy dénk ginnaaw moo ci gën a jege suuf. boo xoolee moom weer wi nag nekk na astre boo xam ne yaatuwaayam ci wàllu diamètre dem na ci 3,4 ak juróom-ñaar fukk ak ñeenti kilomètres te distance am ak suuf si fi ñu nekk ñun nekk na ci 384,400 kilomètres. donc booy seet lu sori la waaye lu jige la par rapport ak distance am ak yeneen astre yi. booy xool weer nag ñu gën ko ci miin ginnaaw ñeme nañ ko di ko sànni suñuy bët di ko xool te duñu def dara te xam nga jant bi kenn mënu ko teg sa bët di ko xool. boo xoolee nag moom ci tem nataalu nit ku ci am solo la parce que moom weer wi mooy wane ay sentiment doomu aadama bi ak yëg-yëgam réaction yi muy def par rapport à une situation donnée ana nan la koy gisee nan la koy yëgee ko. donc émotion yooyu muy yëg-yëg yu métti yooyu dem ci subconscient nit ki boo xoolee donc partie boobu weer wi mooy ki ko yore. ginnaaw ñun daanaka wàllu ñaan moo tax ñuy wax weer wi boo seetee moom dafay astre support la boo xam ne muy koo xam ne ko am solo la ci wàllu ñaan. boo xoolee de tous les temps ak culture yu mu mënti doon civilisation bu mu mënti doon ñooñu dañuy yàgg di jëfandikoo weer wi ci ay influence am yu muy def parce que elle est omniprésente dans toutes les cultures traditionnelles. elle est entre science et magie. donc boo koy xool dafa fasciné de tous les temps depuis toujours te ñenn ñi sax dañuy dem ba émettre ay inquiétudes par rapport ak moom ci jamono yu yàgg ya boo xoolee moom ci boppam dafay astre boo xam ne leeraayam for na trop am na doole te boo xoolee ci niñ koy waxee ci wàllu domification bu ngeen demee ci vidéo ancienne yi ñu fi defoon wane nañ domification ci wàllu fa mu dëkk boo xoolee ci biir astre yi. te donc weer wi buñ koy xool di ko dëkkal dañ koy dëkkal ci juróom ñeenteeli constellation bi
ñu koy wax buruuj bu ñuy wax surtaan ñu koy wax donc cancer boo xoolee moom ci cosaan foofu la dëkk. léegi boo seetee ci wàllu buñ koy jëfandikoo ci ñaan moom diggante ñaari fan ñett mu génn ab buruuj dugg beneen. léegi ni muy génnee par exemple bu génnee surtaan dafay dem achado mooy le lion bu demee jóge foofu dem sun balatu au niveau de la Vierge def fa ñaari fan ñett continuer ay rotation. boo xoolee ci wàllu ñaan moom weer wi mën nañ koo dénk lu ne ci wàllu aajo te boo xoolee suñu mag ñi daan nañ ko bàyyi xel bu baax surtout bu fekkee ne aajo yiw la boo xam ne danga ci fekk bëgg yokkuteeg yu deme noonu da ngay bàyyi xel surtout bu fekkee ne moom mu ngi jóg bu weer deewee parce que bu weer dee nekk na en conjonction bu ngeen seetee waxoon naa leen ci wàllu jant bi bu weer dee par exemple bu fekkoon ne dafa nekk fii ci suurtaan moom bu ñu nee weer wi dee na da ngay gis moom weer bi ak jant bi dañuy nekk en conjonction dañuy nekk ci benn jamono boo xam ne seen diggante li ciy dox du mët 10 degré. bu defee noonu nag toujours dañu ne woon dañuy xaar diir weer wi def décalage am maanaam mu dandu tuuti pour bàyyi weer jant bi féete ko gannaaw mu mën a dem. donc diggante boobu mu ngi nekk en phase noonu croissant. boo xoolee dafa ànd ak dundu doomu aadama boo seetee dundu doomu aadama dafay juddu nekk xale bu nekkee xale après xaw a yéeg tuuti ñu koy wax adolescence bu demee foofu ba atteindre maturité am léegi comme weer bi dem ba badar après nag mu commencé la phase décroissante. donc nga gis mu mel ni luy dellu gannaaw dundu doomu aadama tamit noonu lay demee ba fi muy deewee après nga gis weer taxawaat. donc rotation boobu muy def noonu maanaam doxin boobu muy dox ngeen baal ñu ko doxin boobu muy dox yu jéggalu doxin boobu muy dox mu koy def ci ñaar fukki fan ak juróom-ñett jëm ñaar fukki fan ak juróom-ñeent te ñeneen ñi di ko def par exemple jant bi di daw moom ci 300 ak juróom benn fan ak juróom moo lay wan ne moom moo ci gën a gaaw moom weer wi. léegi nag jokkaloo yooyu muy def noonu ci wàllu ñaan dafay dugg ci ay kër yoo xam ne mën nañu jàpp ne ci biir buruj ji léeg-léeg mu dugg foo xam ne dafay gaaf léeg-léeg mu dugg foo xam ne dooleem dafay wàññeeku torop léeg-léeg mu dugg foo xam ne dooleem dafay yokku comme nañ ko defoon ci wàllu jant bi. bu ko defee da ngay gis ne mbir moomu dafay gën a baral liggéeyam wala dafay gën a doon loo xam ne luy wàññi la ci wàllu ñaan yooyu ñuy defle pour mbir mi gën a ijaaba. boo xoolee donc bu nekkee ci fii ñu naan surtaan la muy cancer fii mooy juddoom boo xoolee moom buñ doon wax asamaan la dañu naan ci moom mooy ñeenteelu asamaan bi nga xam ne foofu la moom ci boppam moom weer wi dëkk. bu jógee foofu nag di dox ci wàllu constellation yi ni muy wëndeeloo léegi di dem da ngay gis ne bu ñëwee def ñaari fan ñett génn constellation bi mu ne dox duggaat ci beneen constellation. fii bu nekkee ne niñ ko tàmbale woon ci domicile am fii donc nee nañu fii la dëkk domicile par rapport ak jant bi biñ koy seet dañ ko indi woon domicile fii au Lion fii à Tchad foofu. donc moom fii cette fois-ci ñoom ñaar rek bu ngeen delloo ci suñu vidéo yi gën a yàgg da ngay gis ne ñoom ñaar rek ñoo ci am muy jant bi ak weer bi ñoo ci am benn gàngunaay. yeneen yi ci def muy juróomi nujum yi ci des ku ci nekk da nga am kër ñaari kër benn bi këru guddi lañ ko wax benn bi di këru bëccëg de telle sorte que noonu lay doxee dañuy am ñaari place yoo xam ne ñoom ñaar ñoo koy commandé buñ fa newee ñu ngi seen domicile. léegi nag weer wi bu nekkee ci domicile am
lépp lu muy liggéey dafay gën a am doole trop ba nga xam ne ci wàllu ñaan dafay am puissance bu ko defee li nga sa aajo yooyu ngay def diggante ñaari fan ñett yooyu muy def ci biir kër googu génnaat ko donc place la boo xam ne bu am solo la ci wàllu ñaan. bu jógee foofu da ngay gis dafay continuer di dox ñaari fan ñett yu nekk mu génn benn buruj duggati beneen génn beneen duggati beneen di dox ba fii xam nga misaan la ci juróom-ñaareel bi bu fa jógee dafay dagg dugg al aqaraba ñu koy wax scorpion. fii nag bu demee ba nga xam ne dugg na fii dafay nekk ci lieu boo xam ne dafay nekk en chute parce que moom boo xoolee fii bu fa duggee dooleem dafay mel ni luy wàññeeku donc ñu bàyyi ko xel bu baax ci diggante ñaari fan ñett yi muy def. nekkul ne du def liggéeyam waaye puissance biñ ciy soxla dëgg dafay xaw a des donc dafay wàññeeku day mel ni day dugg ci fu xaw a gaaf ci moom bu fekkee mu ngi jokkoo ak yeneen buruj yi ci wàllu carré bu fekkee dafay nekk en 90 degré juróom-ñeent fukki degré ak par exemple zoxrata fekk nga doon lijjanti loo xam ne ci wàllu commerce la te zoxrata ñu ne moom mooy significateur lépp lu jëm ci wàllu xaalis da nga gis bu boobaa pour li nga bëgg mu am dafay xaw a jafe ginnaaw dafa dugg moom ci kër gi nga xam ne mooy dafa xaw a gaaf ci moom te mooy significateur bi ginnaaw moom la ñu dénk liggéey boobu ñuy def nii ci jamono yooyu. léegi bu fekkoon ne par exemple wàllu examen la ngay ñaanal nit ci wàllu examen bu duggee fii xam nga dugg na foo xam ne fi mu nekk donc comme sa lumière est réduite léegi bu defoon par exemple ak benn aspect boo xam ne dafay nekk en sextile digganteem ak par exemple ku ñu wax xotarit di mercure nekk na à 120 degrés donc dafay aspect bu bénéfique trop ginnaaw sextile moom almu dara looy xaar lu dul jàpp ne daanaka fii ijaaba mën na faa am trop contrairement ak bu fekkee aspect opposé la wala mu doon aspect boo xam ne dafay doon carré. donc weer wi bu fekkee mu ngi continuer di dox ngeen bàyyi ko xel bu duggee fii dafay nekk en chute dooleem dafay wàññeeku trop bu fa jógee nag après dafay dem xawsu mooy juróom-ñeenteelu buruj bi di ku ñu koy wax sagittaire donc foofu noonu bu fa duggee mu ngi ay leeram continuer def aspect bi muy def bu doxee nag dox ba jamono xam ne dugg na fii ci aljadiyu ñu koy wax au capricorne fii bu demee ba nga xam ne dox na ba dugg fi moom weer wi xamal ni nekk na en exil. waaw parce que fii dafay nekk en exil boo déggee ñu ne la weer wi nekk en exil dafay nekk en opposé parce que opposé dafa doy waar trop ci wàllu jokkaloo ci ay nujum parce que bu fekkee ne moom xamar nekk na fii opposé ak këram donc dooleem dafay wàññeeku fii ci aljadiw bi ñu koy wax capricorne donc duggati na fu xaw a gaaf ci moom fu ñuy wax ne kër la goo xam ne donc yi ngay soxla par rapport bu dul safaan bu dee yiw moom xamal ne mbir yi place la boo xam ne nangu fa ñaan trop dafay xaw a wàññeeku par rapport ak bu nekkoon fii ci domicile am ak beneen kër gi nga xam ne buñ fa àggee te mu doon kër gu am njëriñ trop ci moom. léegi bu jógee fii tamit dafay def ñaari fan ñett mu jàll donc mu ngi jëm pour rotation ñaar fukki fan ak juróom-ñett jëm ñaar fukki fan ak juróom-ñeent parce que booy xool dafay yéeg ci fukki fan ak ñett ak genn wàll di wàcc ci fukki fan ak ñett ci genn wàll bu ko defee yeneen ñaari fan yi mu làqatu noonu muy donc 29 jours booy xool à peu près parce que am na ñu ne sax moom dafay def donc cycle am ci 29 jours boobu noonu. léegi bu ko defee moom weer wi buñ ko continuer di ko topp xanaa di leen fàttali rek ngeen def abonnement yi ak appuyer ci cloche notification. léegi aajo bi nga am ak repères yi nga war a xool ci place pour continuer sa ñaan léegi bu jógee fii au capricorne ak jadiyu mu ngi dox dëkk jëm ci aldalwa bu jógee foofu mooy fukkeeli kër ak benn bi dafay continuer progression dem ci alxuut bu fa jógee dugg fii xamlu fii ñu koy waxu bélier muy bélier fii donc ñu koy wax alxamlu donc bu ko weesoo dafay ñëw dugg ci kër gi ñu wax sawru moom mooy au taureau donc fii
fu am doole la parce que taureau ku ko xool muy sawru dafay buruj boo xam ne Zohrata moo ko commandé te buruj bi ci boppam moom dafay tabiyaam dafay suuf te weer wi tabiyaam di ndox kon nag fii waxtu am solo la ci ñaan surtout ñi nga xam ne ñu dëkk ci kër googu bu ko defee kër gi palaasu ijaaba dëgg-dëgg la palaasu nangu ñaan la nañ ko bàyyi xel ci wàllu woowule te asawru fii donc dañu nekk ne dafa nekk en exaltation fay nekk en exaltation donc lu am solo la ci wàllu ñaan ñu bàyyi ko xel di leen ñaan ngeen def seen abonnement continuer di ko def appuyer ci cloche notification bi ba bu beneen yoon ni ñu ko diggee ñu continuer ñëw ci yeneen buruj yi yeneen nujum yi di moins présenter leen seen phase nu muy demee parce que yooyu nag ñooy des yooyu noonu kuy Zohrata Mushtara ak kii nu mu tuddati Xatarit ñooy yi nga xam ne ñoom ñooy significateur yi gën a am solo ci wàllu ñaan parce que ñoom dañu spécifié wu ci ay domaines yu am solo ci dundu doomu aadama ba nga xam ne ñoom dañ leen di dénk wàllu lu am solo ci fànn ñaan bu ko defee ñu wan leen ci ñoom it yan place la nañuy wàcc ak yan place la ñuy am kawte bu ko defee nit ñi mën ko bàyyi xel ci seen wàllu ñaan danaa di leen fàttali rek abonnement ak yi ñu war a def ak appuyer ci cloche notification danaa di leen ñaanal dig daje ci jamono bu néew asalaamualeykum wa rahmatullah